mooy li nga xamante ni détenu moom nañ ko nu mën leen ko jox si wàllum libération conditionnelle wala grâce présidentielle lu si mel ni grâce bi dañuy tout le temps dafa nekk loo xamante ni ñu ngi si xeex ñu ngi si wax boobu ba léegi muy ñu nekk si biir rek ñu nekk si biti ñu ngi siy wax muy prérogative présidentielle loo xamante ni président moo ko moom di ko maye waaw nu seetlu ni nag dañ koy booleeg li nga xamante ni bonne conduite détenu ka nga xamante ni si loxoom la nekk muy juge application des peines mu am lu mu si moom waaw muy nag li ñuy wax libération conditionnelle bu nu sañoon mu mu doon lu régulier di am très souvent mais nuy bañ a di xaar grâce présidentielle di ko si boole di ko si dugal loolu daal gars yi ñu ngi koy jooy lool di jooy itam ñi nga xam dañ def appel parce que da ngay gis un détenu qui est condamné par exemple à une peine de 10 ans mu préventionné 4 ans ñu tëj ko 10 ans mu def appel day toog ba 9e année d' incarcération 9e année bi nga xamante ni mu ngi nekk si kaso bi war a toll si 10e année ñu daal di ko wax appel mooy sax da ngay gis koo xam ne dafa tëdd ba mu jeex duñ ko wax si appelam te du ki nga xam ne dafa def appel du mën a bénéficier wu libération conditionnelle du mën a bénéficier d'une remise de peine léegi ki nga xam ne dafa def appel noonu pareen saa gis koo xam ne dafay désister parce que day ñëw gis ni ay morom ñu ngi bénéficier wu libération conditionnelle ak remise de peine muy bëgg désister appelam mais non désistement bi ça prend 2 à 3 ou 4 ans même wala des fois sax désistement du jàll. bu ñu si mënee jàppale mën na see dimbali suñu mbokk yooyee fa nekk ndax nekk bi metti na. am na yoo xamante ne chaque jour man li may nekk kaso yëpp mais damay dégg gars yi di kaso ko mais ba tey dara changé wul kañ lay changé kañ chaque jour même wax ñun tey groupe bii nii bu waxee da ngay gis suba ñu wan a waat beneen groupe bu wax kañ lay changé kañ. benn affaire moo fa am da ngay ñëw ñu ne la lan préventionné xaw ma lan correctionnel nga ñëw war fa teg benn 2 ans 3 ans doo ko dem enquête Sénégal enquête 3 mois rek doy na ñun si dëkk bi lañ dëkk du ñu ay étranger du ñu ay burkinabé. grève Jelman dafa am droit grève mais pas grève violence grève da nga koy teg ci yoon maanaam boo grève bu la neexee nga takk sa bandeau rouge man noonu laa doon grève man su may grève damay takk bandeau rouge toog sama biir néeg. mais garde yi doon nañ ñoo xamante ne tey jii bu ñu doonee 6 personnes 7 personnes bu ñu déggee ñu ne dañoo grève rek ñoom dañuy tiit parce que ñoom boo gisee ñuy dóor lacrymogène ñoom maanaam dañuy tiit moo tax ñuy dóor lacrymogène parce que ñu fekkante ne booy dañu leen ngi song loolu mooy indi catastrophe yi côté boobu moom ministre de la justice maa ngi ko ciy lancé message mu wax ak ñi nga xamante ne ñooy élément am. kaso bu njëkk day yar nit wante léegi kaso léegi dafay yàq nit gars yi fële léegi dañuy former benn genre dañuy former benn genre banditisme kaso. waaw gouvernement bi ñoom léegi dañuy former benn dañ lay former bandi maanaam ni ngay dundee biir kaso yow li ñu lay teg ni muy méttee xam nga li ngay dund yow bu la yàlla bëggul dëgg boo génnee rek da ngay sànku parce que dafa am benn genre soxor buy nekk ci yow da ngay gis benn xale bu ndaw boo xamante ne man nga ko papa mu lay wax ak yow di la gëdd nga wax ak moom benn wax bu ndaw sax mu dóor la mbéj yóbbu la poste balaa ñoo compliqué gars yi séq nañ la mais séq boobu ñu lay séq koo ci dóor dootoo ko defati parce que ñoom ñëpp ñoo far. waaw pour muy leer dafa am benn affaire nag bu ma jaaxal nag boo xamante ne waa kaso bi ñoom woo wax ma ko muy maanaam dañoo jëlee ay nit si yeneen kaso indi leen 100 mètres carrés génnee 9 ba mu set 8 ñu dugal leen foofu quarantaine leen loolu jaaxal na ñu bëri. alimentation bi tamit dund bi baaxul man fële ma nekkoon li ñuy togg motul 35 kilos chaque jour ñëpp dañ koy gis nous étions plus de 200 personnes man daal li ma doon ñaan autorités yi ndimbali soxlootul ñu koy andi sa kaso yi parce que bu ñu ko andee ñi nekk si biir kaso yi duñ ko lekk autorités yi ñuy jox dund yi ñoo koy lekk mieux vaut dund yi bañ a ñëw parce que tour la rek andi nañu dund mais dund bi ñun mënuñu si jot wàllu torture yi aussi du dañ fii ba gannaaw suba il faut que autorités yi di wàcc di dem di dugg si biir kaso yi di xam li fa xew kaso yi hôpitaux yi ak écoles yi même problème bi la waaye mais dóor yi moom du dañ man chaque jour dama gis kaaw ma leen ni saane bi gars yi ngandal ko wala boog dafa yaatu dëgg la parce que fait bu grave la dañu rey nit mais cas bu mel noonu am na Rëbës nekk naa si benn néeg ñu dóor nit si biti beneen néeg la ne ko ñu dóor ko andi ko suñu biir néeg bu ñu ko andee suñu biir néeg ñi ko fa andi nee nañ ñi nekkoon si biir néeg bi bu yëngalee nangamtaan leen ndeyam ña nekk si biir néeg bi encore waa ji di yëngal comme que dañ ko ëpp doole di ko dóor donc day saaga c'est normal gars yi jàpp ko dóor ko takk loxo yi takk tànk yi parce que da doon jéem a résister ñu daal di ko tëddal si fi ñuy tuddee dàmbalo yi si kaw foofu
buñ ko tëddalee muy continuer di saaga ñu saañ gémmiñ bi parce que bañ mu saaga comme kaaw ma leen ni saane bi bu ñu yeewoo la matin man bu ma demee si douche bi di brosu fekk naa dee na te non seulement dee bi dafa atroce mais demaale na neefere na foofu pour wane que ni dee bu atroce la def mais étonnamment damay gis ñi tudd yenn fee yi peut-être ay borom barke lañu wala boog politique def si rax di bàyyi yeneen fee yi gis nga ministre bi autorité yi pour man dañu doyul liñ leen doyuñu liñ leen sant parce que bu ñu doyul leen sant waroon nañ di mën a dugg si kaso yi di xam li fa xew yow dañ la dénk di la fay da nga war a ñëw contrôler li ma doon jooytu daal di ko naqarlu mooy dund bi doyul baaxul nañ tëj visite yi nit ñi dem seeti seen mbokk yi mesure barrières yi ñëpp mën nañu ko respecter d'ailleurs fii ni ñu ko respecter mën nañu ko respecter foofu te foofu rigueur bi peut-être moo ëpp fii parce que fii on est libre mais foofu dañ lay exiger li ñu lay exiger ngay def donc visite yi nañ ko tëj na dund yi di dugg feebar yi moom dina gën a bari nañu xaar man dama doon ñaan ministre de la justice ak directeur de l'administration pénitentiaire ñu wax ñu effectivement ñaata nit ñoo feebar xam nga lu tax mën nañu may visite yi parce que ku dem di nga xam sa mbokk feebar na wala feebaru léegi looloo tax ñoom dañuy visite fu mu toll nii moom bu kenn xalaat ñu maye ko mais dañ ko war a def parce que dañu am ay mbokk ci biir kaso yi te dañ leen war a dem xool ci yenn situation lañ nekk feebar bi dugg na ci kaso yi nee nañ ñaari kaso est-ce que dugg ci yeneen kaso aussi mënuñu ci xam dara parce que demuñu visite waaye donc aspect boobu daal bëggoon naa ci ñu gën ci gas attirer attention autorités yi ak wàllu dund bi wàllu visite yi ak torture yi jeexul Koutal aussi gars yi ñu ngi grève am na ñu dóor fii ñu bari waaw am nañu foofu am na kenn ku ma wax am na benn kaso boo xam ne déplacé nañ fa ay lal yu bari yóbbu ko ci région de Diourbel ak région de Thiès lal yooyu fu mu jëm pour lal la est-ce que kon li ñu wax ci xayma ñu feebar est-ce que gënuñu bari loolu donc foog ñu tijji visite yi pour nit ñi mën a dem xam seen mbokk ñu feebar ak ñu feebarul Liberté 6 bi encore ni ñu fa dóor damm leen wala ñu toj seen bopp yi ñooñu tamit foog seen mbokk yi dem xam ci yan situation lañ nekk waaw am na ñoo xam ne aussi c'est des grévistes man j'ai été victime de cela dama grève nous étions 350 personnes ñu tànn ci ñun ñett Liberté 6 camp pénal bi defeere ñu ne outrage koo xam ne grève nga 6 jours voire 7 jours ñu ne yow da nga outré da nga def rébellion fekk c'était pas vrai ñu ne ñun encore dañ jël café yi xëpp ko garde yi foofu dañu xiifoon man ku ma gisoon xam ne dama xiifoon ak samay moroom kaso yi moom li fa nekk du doy ñu koy wax. sama doom dafa nekk prison Rebeuss yàgg na fa lool def na fa 1 an dugg ci 2 ans woowuñu ko enquête àttewuñu ko ma fa doon dem nag dem bi jafe na mënatuma faa dem mënatuma cee jot mënatuma déggante ak moom xam naa nag li waral loolu corona bi la boobu ba léegi nag déggante wuñu mënuma fa dem te foofu li ma fa gën a naqari da ngay jaayante yóbbu dund pour sa njaboot pour sa doom muy Amadou yóbbul ko dund te boo demee dañuy wax lii day dugg lii du dugg dañuy bëgg ñoom nga leen di yónnee xaalis boo amul xaalis nag marché ngay jaayee da ngay jaayante di bëccëg sa bëccëg di jënd sa mu xam sa di jënd sa couscous da nga koy bëccëg marché gëlër yaa sax dañ koy bëccëg ni ngay jaayantee ba am sa dund nag pour yóbbul ko sa doom def ko sa benn colis soo ñëwee ñu ne du dugg ni nga ko yenoo ñëw nag da ngay tayal la yenwaat di ko delluwaat da ngay obligé xool koo tane ci bunt bi koo yërëm muy yelwaan nga jël ko may ko te duñ xam noo jaayantee ba am ko yóbbu ko man sama doom góor fekk si wu ma ci jigéen fekk si wu ma ci mais jigéenu carrière nag fajar laa yeewu guddi laay tëdd di ñafeel sama bopp pour jàppale sama njaboot nekkin bi fee metti loolu nag léeg-léeg garde yi dañ lay tooñ dóor la dañ lay dóor torturé la cicatrice boo yóbbuwul prison ñoom garde yi dañ la koy def li may wax nag dama ko xam fu ma ko teg am fu ma ko teg cicatrice boo amul ci sa biir famille boo demee prison danga koy am dañ lay sotoo dañ lay dóor dañ lay saaga ndey nga wax ñu sotoo lu dóor la gaañ la garde yi daal xam naa ne moom ñoom daal ñoo ngoog daal mais daal man sama doom mu ngi ca kaso ba yàgg na fa loolu def na fa 2 ans mais nekkin bi métti na trop dund bi métti na mënatoo fa dem mënatoo dem visite bu ñu dimbali woon nag mais ñuy dem visite dinañu neex mënatuñoo gis suñu njaboot waaw man daal lii laa amoon lu may wax te des na sax dafa bari comme ñu war a wax dafa bari des na li ci des bari na parce que am na temps déggante naa ak sama doom am na lu ma fa jot a wax nekkin bi daal foofu métti na dañ la ëpp doole dañ lay jaay doole. bi ñaari at a ngi nii ñu taxawal collectif bi biñ taxawalee collectif bi parce que dañoo gis ay injustice muy lu wàllu ci Mera Seck Ndiaye ñoo xam ne dañ leen fàtt ba léegi yoon àttewul ñu demaat ba ci biir parce que collectif mu ñu tudd justice
pour les violences violence policière et pour la justice. Bu ñu waxee justice on parle de tout, on parle des détenus, on parle dañuy wax tamit ci ñi yor kaso yi. moo tax suñu xeex tey jii mooy ñi xam ne police da leen tooñ wala homme détenu da leen tooñ ñu mën a retrouver seeni droit mooy famille Timéra mooy Seck Ndiaye mooy ñi xam ne dañ leen faat ba pare ba léegi yoon nag waxu ci dara ñu dem ci biir détenu yi nii ex détenu yi famille de détenu yi ñi xam ne mënu ñoo gis seeni doom au-delà de ça les longues détentions conditions yi ñu fa nekkee moo waral tey ji collectif bi jug question bi nag mooy bu ñu demee ba ñu ne kaso yi y a plus rien à signaler les détenus ñooy respecter seen seeni droit bu boobaa mën naa ne collectif bi n'aura plus sa raison d'exister mais tant que yu mel nii mu ñu am ci biir dëkk bi collectif bi dina jug di ci wax di ci dox ba li mu bëgg mu am ci. tey jii ñi war a nekk ci kaso yi mooy ñi xam ne ils ont commis des meurtres yooyu mais ñi xam ne des délits mineurs franchement jarul ñu yóbbu nit kaso am na ku ko doon expliquer sànq mu ne dañ jàpp benn boy ci benn cornet yamba mu tëdd 1 mois fi mu doon liggéey ñu dàq ko 3 mois après mu delluwaat ci kaso bi c'est parce que la société aussi da ko rejeté réinsertion boobu ñuy ut xëy na kooku benn cornet yamba boobu xëy na buñ ko newoon toggal sa kër doo génn ba sa pen nga ñëw taxaw nga dellu xëy na kooku li mu musul dem kaso xëy na du ñëwaat ba miin yoonu kaso gi parce que tamit quand la société te rejette sa benn lieu bi lay dese mooy nga sàcc jaay drogue ba delluwaat fa parce que da ngay miin milieu ba nga nekk moo tax tey jii ci au niveau international dañu war a adopter mooy bracelet électronique yeeg yooyu lu war la ba pare xoolaat le code pénal xoolaat ko parce que il est temps parce que code pénal boo xam ne xaw ma kan nañ ko gëj a révisiter le monde change dañu war a ànd dox ak monde boobu mais gis ay xale yu ndaw 18 ans ñuy teel a dem kaso pour un cornet de yamba wala benn xeex alors que loolu police xëy na mënoon na ko régler mais di wax tamit que policiers yi ñu gën a nekk des citoyens ñu gën a xoolaat la formation de nos hommes de tenue.